asalaamaaleykum waa Actu 221 maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu bépp internaute di nuyu bépp téléspectateur boo xam te ni ak téléspectatrice boo xam te ni tey moo ngi seetaan ci Actu 221 di am mbégte ak kontaante di bokk ak yéen jotaay bi di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax yàlla nekk luy jëriñ askan wi te ñu bañ a nekk loo xam ne ci gis suñu bopp. bon Sénégal va mal benn plateforme revendicative la woon boo xam ne dem nañ ba gis ne Sénégal nekk nañ ci ay jafe-jafe donc foo laal mu métti ñu ne woon pourquoi pas ñu am benn concept boo xam te ni dañuy koy tuddee Sénégal va mal bu ko defee ànd seeg suñu moroomu ndaw doon def ay revendications partout au Sénégal Yëmbal Kaolack partout au Sénégal defoon fa ay cellules yoo xam te ni dañ fa taxaw di représenter le mouvement Sénégal va mal ba nii may wax ak yéen am na yenn cellule boo xam mooy nekk ay Yëmbal. En l'occurrence Sidi Gaye ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax gis nañ taxawaayam ci li nga xam te moom mooy Yëmbal va mal donc ñoo ngi fa nekk di revendiquer di def ay dénonciation pour lépp loo xam te ne tey dañoo ngi bëgg seen dëkk boobu jëm kanam donc ñoo ngi ciy am satisfaction bu baax a baax. bon activisme dafa nekk loo xam te nii donc dañoo gis ne lu noble la. devoir loo xam te ne tey dañ ko war di def en tant que des citoyens ñu gis ne Sénégal y a beaucoup d'injustice ñu ne pourquoi pas ñu lancer wu dans l'activisme mën a xeex injustice mun di saxal dëgg fexe tout possible ba di wuutu askan wi seen ay soxla di wuutu askan wi seen ay bëgg-bëgg lépp loo xam te ne tey nekk na seen ay préoccupation ñu fexe tout possible ba ñoom lu ñu mënta yëkkati ci kaw ñi nga xam te ne yàlla defal nañu ñu am kàddu bu ñu waxee ñëpp dégguñu ñu mën leen indil ay saafara ci li nga xam te mooy seen ay ñaxtu lu si mel ni dëkk boo xam te mën nga fa dem du am li nga xam te moom mooy hôpital ñu revendiquer leen ko duñu am électricité wala duñu am ndox ñu fexeel tout possible ba lépp loo xam te ne tey ñoom seen ay bëgg-bëgg la rek ñuy yoon di lépp loo xam te ne tey ñoom seen ay jafe-jafe la si dëkk ba ñu ne pourquoi pas nañ fexeel tout possible daal ba seen ay bëgg-bëgg ñu mën koo yëkkati si kaw bu ko defee ñu mën koo saafara loolu daal moo tax ñu engagé wu si milieu activisme bi. xam nga man dafa am lu ma gëm mooy que ne comme lu Mugabe waxoon nee na en Afrique on organise les élections pour les gagner pas pour perdre ko léegi nag ñi fi nekk ñi nga xam te ne tey ñoom ñooy suñu ay gouvernants gis nañ ne jeunesse bi nga xam te ñooy génn les primo-votants ñu ngi leen koy woowee jeunesse bi ñëpp xam nañu ils sont conscients ñëpp xam nañ génération bu bees bi tey ñoo ngi bëgg changement loolu lañ bëgg te tey ñi fi nekk kat yàgg nañ fi soo dee xool maire yi bientôt ñu def fi 8 ans de 2014 à 2022 raison pour laquelle jeunesse bi nga xam ne tey ñoom ñoo jóg bëgg changement di aspirer changement gis ay ndaw yoo xam ne gis nañ war nañ mën a jiite seen réew bu ñu demee ba ñooñu taxaw ñu bëgg leen a xañ dëkk bi tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon bëgg a toog si biir nguur gi nañ fexe tout possible ba lépp à part lépp mécanisme bu ñu mën a teg pour mën a toog si biir nguur gi dinañ ko def léegi nag dañuy poser la question foofu na si comment mooy que ne ñi nga xam te ñoom ñooy opposants yi ñi nga xam te ñoom ñooy aspirer pour yor nguur gi dafa am loo xam te ne tey du lépp lu ñu war a nangu tamit parce que nit ki tamit bañ dafa baax si ab société du lépp lu ñu la teg rek nga nangu ko parce que soo dee xool les maires def nañ fi 8 ans léegi pourquoi pas ñu jël 40 jours seulement pour que ñu mën a def benn révision sur les listes électorales donc loolu nekk na loo xam te ni buñ ko opposition bu ñu demee ba nangu ko rek foofu mooy seen première défaite opposition mooy que ñu nangu délai 40 jours yi nga xam ne tey moom le gouvernement bi leen imposé pour que ñu def révision des listes électorales donc loolu noonu jàpp naa ne défaite la boo xam te ne tey ñoom am nañ ko ba pare deuxième affaire mooy que ne les jeunes tamit am ñu daa leen sensibiliser wala au passage parce que tamit dara gënul nekk responsabilité yow nga ne da nga nekk un jeune boo xam ne da nga nekk apolitique donc nañ dem bindu ji nañ xam ne carrément dëkk bi politique moo yor lépp parce que seen ndox mi politique boo koy gérer seen courant politique moo koy gérer hôpital yi politique moo koy gérer électricité bi politique moo koy gérer lépp loo xam ne tey dafa nekk si li nga xam te ne moom mooy commune bi lépp yoon wi ñu war a jaar rek marché beeg lépp politique bee koy gérer donc raison pour laquelle soo nekkee si ab commune nga ne man je suis apolitique wala nga ne man doo dem bindu ji loolu irresponsabilité weesoo ko donc ndaw ñi ñoo ngi leen di ñaax ñu dem bindu ji extrait de naissance bu suuf jafe da ngaa dem si jour bi déposé si jour bi ñu jox la ko si jour bi donc duñu xaar ba élection jot ñu bëgg extrait de naissance ñu ne carrément duñ ci jot am na benn ndaw boo xam te ni jox lancé na ma benn message moo ngi dëkk fële si Noto mu war a doon dem Thiès pour bindu ji dafa dem ba mu demee ñu nekk si agent mairie yi dañ na ko
donc pour nga am sa extrait de naissance da ngay ñëw nga déposer da ngay ñëw nga bindu ci liste bi pour nga bindu ci liste pour ñu mën la rappel da ngay ñëw ci bindu liste bi tey soo xëyee ci ëllëg si nga mën a déposer. Imagine toi koo xam dafay jógee 20 kilomètres 30 kilomètres nootoo Thiès nga war a mën a ñëw ne da ngay ñëw rek pour bindu ci liste boo xam te moom la ñuy rappeler nga dem ñibbi nga war a ñëwaat le lendemain pour mën a déposer après dépôt bi bokkut ak retrait bi donc patience boobu ndaw ñi amuñu ko. Raison pour laquelle il faut que opposition bi ñoom tamit ñu farlu taxaw teem fexe tout possible ba indi ba même bu jëlee rapport de force sax au niveau des mairies des municipalités ñu taxaw teem fexe tout possible bu bépp ndaw boo xam te ne dafa bëgg extrait de naissance am ñu jot ci comme ni ñu ko daan jotee en temps normal donc man daal loolu laa gis comme sama gis-gis daal noonu la ci côté boobu. jaaru yoon de l'instant lu tax ma ne la jaaru yoon de lu ñu waroon njëkk a am mooy benn commission boo xam te dafay indépendant ci li nga xam moom mooy buy organiser élection parce que tey mënuma comprendre nga dem nga def dialogue national dialogue politique sa dialogue politique ñu war a dem élection boo xam ne dafa war a politique léegi yow ki nga xam te moom moo lay jiite ki nga xam te moom nga ne jàpp nga ne war a def 5 ans ici mairie bi de 2014 à 2019 mun toog fa pendant 8 ans bu 2022 saa su nekk lu mu la teg rek nga tegoo ko lu mu la teg rek nga tegoo ko bu buusee nga ànd ci di randal élection yi saa su ne heure bu ko neexee bu ko soobee mu randal élection yi tamit nga ànd ci te bu ñu demee ba jëm ci élection yi yaakaar naa ne ñoom lu ñu waroon a njëkk a fexe tout possible mooy fexe ba exiger pour que mu am benn commission indépendante boo xam te moom mooy gérer élection yi donc loo xam te ne du laal dara ak nguur gi ak état bi raison pour laquelle soo gisee tey li fi am nii yëpp nga xam ne carrément nguur gi taxaw tey nekkuñu ci tànk yoo xam ne tey pour perdre pouvoir bi la ñu fi nekk mairie aussi nekkuñu ci tànk yoo xam ne tey pour perte li nga xam moom mooy seen mairie la am benn maire amoo gisoo fi benn maire je pense sur les 557 communes gisoo fi benn maire bu ne la bii mooy sama dernier mandat maire boo fi gis bëggaat na benn mandat donc maire yooyu nga xam ne yàgg nañoo nekk ci commune bi pendant 8 ans ñu bëggaat benn mandat tey buñ taxee bëgg a def ay njuuj njaaj opposition bi tey ñoom dañ leen si jàppale parce que tey quoi qu'on puisse dire ñoom tey tamit waroon nañu am benn représentativité bu forte waroon nañu am benn aussi benn rapport de force moom war nañ ko mën a exiger ci li nga xam te moom mooy déroulement des scrutins locaux. xam nga loolu dama ciy taxaw tuuti parce que kilifa suñu naataangoo la man je n'ai rien contre kilifa jàppalu ma ko dara amuñu benn xaar ma yàlla man ak moom mais nag Sénégal la tey ni ñuy taxee di dénoncer trafic de faux billets ci Bougazelli sénégalais la c'est un citoyen am na njaboot am na ay soppe mais xoolal tey traitement bu amoon li nga xam ne tey moom mooy ci trafic faux billets bi revue de presse yi ñoom Ahmed Aïdara maa ngi koy nuyu au passage médias yi journaux yi ñëpp kii Bougazelli tey soo dee xool le cas de kilifa ñu ñëpp ñu gis ko première vidéo mu njëkk na génn mu génn daal koy démentir ba mu ko démentiré beneen vidéo génn ba mu génnee ba léegi kenn déggaatu ko benn ñaar aussi am na loo xam ne dafa see wax mu tey xel yu bëri parce que bu dee visa mën nañ jàpp ne kat xëy na ñu koy def bëri na te man sax gëmuma ne comme ça lu yoon ñu koy def bu bëree rek donc war nañ ko yoonal man gëmuma loolu lu dul yoon du yoon kum fu mu mënta jógee même fekkee ñu koy def bëri na yëpp lu mu bëri yow en tant qu'un activiste wala nga nekk koo xam te un modèle am na loo xam te ne tey waroo ci dugg benn c'est trafic de visa bi rawatina mu nekk loo xam te ne moom si boppam moo ko waxal boppam mooy passeport diplomatique nañ taxaw foofu tuuti parce que moom moo ne am na benn xaytam moo ko wax waa ji ne ko boo xam te mën na ko defal passeport diplomatique à 6 millions ne ko am na benn xaytam léegi nag soo gisee ñu taxaw teem ne kat affaire yi dafa war a leer yoon dafa war a def liggéeyam ñu condamné ko ne carrément lii kat du dëgg du yoon parce que tey lu jig kilifa amaana jigul mën na ji bañ a ji keneen tey bëri na ñoo xam ne ñoo ngi si prison yi nekk si prison yi tëdd fa lu leen fa dugal mooy leen ay trafic de faux billets trafic de faux passeport trafic de médicaments donc ñooñu mën naa jàpp ne ñooñu tey kilifa gënu leen nekk citoyen problème Sénégal ne xam nga loolu injustice xam nga fan la commencé nit ki soo amee tur yow loo def mën na la jëkk mais par rapport ak ku xam te ne amul tur koo xam te ne kenn xamu ko loolu kooku tey li nga yow mi am tur li la mën a jëkk kooku di ko si jëkk je donne un exemple affaire de viol ñu xam te ñoo ngi koy tuumaal Ousmane Sonko te yoon da ca war a def liggéeyam ñu dem ba xam fan la dëgg yi féete mais imagine toi c'est mal vu su mel ne un Ousmane Sonko mun ñu koy jiiñ wàllum viol jugé wuñ ko alors que ay nit ñu bëri ñoo ngi purgé si prison yi dafa def ay 15 ans 20 ans ci li nga xam mooy wàllum viol ñu nekk ay citoyens comme ñoom nekk Ousmane Sonko mu te ñu tuuma ko wàllum viol mu nekk këram di dox ay soxlaam guddi ak bëccëg loolu injustice la
du nekkul lu ñuy wax parce que dañoo bañ Ousmane Sonko parce que dañoo bañ kii keneen kenn non dañuy wax parce que Sénégal moo ñu intéressé te ñun ñëpp ay sénégalais lañ ka nekk prison ba kenn xamu ko ak ka nekk ci biti kenn nit ñi xam ko ñun ñaar ñëpp ay sénégalais lañ donc ñun ñaar ñëpp dañoo war a am même traitement par exemple laquelle ma ne taxaw ne carrément il faut que yoon def liggéeyam saa su ne heure waree def liggéeyam ba mu si xool ne diw kii Massamba la wala kii Mademba la yoon heure waree def liggéeyam dafa war a def liggéeyam donc kilifa yoon dafa war a def liggéeyam dafa procureur dafa war a autosaisir ci dossier boobu noonu bu ko defee moom ñu woo parce que am na clameur public te Franck Dil les vidéo yaa ngi fi feeñ na moom nañu wax kan ban xaytam mooy defar passeport diplomatique yi benn ñaar kooku bu fekkee dafa bokk sax si nguur gi mais nañ ko xam section de recherche tey man yàgg naa dem section de recherche soo demee dañ lay tegal si benn vidéo lii yow yaa ko wax nga ne waaw yaa ngi dégg ñu ouvrir enquête bi soo mun mënta demee en tout cas man gisuma lii xew ba pare kenn déggoo si benn convocation si de la part de kilifa ñuy convoqué nañ ko fii wala fële ba pare xam naa ne bu doon keneen moo ko def tey ji tey traitement bi nga xam moo war a am si médias yi dëgg de un manqué nag ñaar li nga xam te mooy ñi nga xam ñooy woote wàllum activisme ñun ñi nga xam ay activiste lañ te taxawaay bi ñu ci war a taxaw comme ni si Abdou Karim Gueye taxawee comme man ni ma ciy taxawee ni tey ñëw na ñi nga xam ne tey ñun ñooy taxaw saa su nekk bu fekkee dañoo tuumaal benn ministre wala benn député wala benn citoyen boo xam te ne tey ñaa ngi bokk benn bokkaakaar wala kenn si bokk si nguur gi bu doon li ñu tuumaal kilifa tey ñoom seen camp la bokk te yaakaar ñun dañuy taxaw joxoñ ko baaraam tuuma ñu fexe tout possible ba yoon tax def liggéeyam indi ci coow loo xam te ne coow lu amul fenn raison pour laquelle ma ne man kat li ñu xam te moom la ñuy xeex ku mu am ndey ku mu amul ndey doomu réew mooy tabax réew yaakaar naa ñun suñu biir bu fekkee ne kenn suñu dafa doxalul yoon dañoo war a taxaw ne yoon dafa war a def liggéeyam bu ko defee ëllëg si biir bu beneen cas bi tamit bu fekkee ne am na kenn koo xam te ne tey deful yoon si côté boobu ñu mën a taxaw ñun tamit war a mën a taxaw daal koy dénoncé ndax tey ëllëg si biir l'histoire tiendra bu lii dal kilifa mun na dal keneen si biir nguur gi bu dalee keneen si nguur gi buñ si taxawee bëgg see wax dañ naan yéen noppi leen parce que lii ba mu dalee kilifa kat waxoo leen ci raison pour laquelle ñu taxaw di si ardu ndax loolu suñu devoir la. kii di passeport diplomatie la ñu wax diplomatie ku koy wax xam ne lépp état la donc état yaakaar naa ne kon loolu ñoom seen wàll mooy si boo tax ñun tey ñun suñu intérêt ñun les activistes suñu intérêt opposition bi intérêt képp koo xam yaa ngi société civile mooy que ne fexeel tout possible que la lumière soit faite que yoon def liggéeyam que fexeel tout possible ba affaire yi leer nañ bu ko defee képp koo xam ne da nga nekk si biir état bi di trafiquer passeport diplomatique ñu mën la démanteler parce que loolu tamit moom mooy yoon parce que ñun lii mënuñ dem bu tudd ko lu toll ne passeport mosoo ko est-ce que yow yaa ngi nii mos nga dégg lu wàllum trafic de passeport diplomatique depuis Sénégal 1960 bu léegi cas bii nii premier cas boo xam te moom moo feeñ depuis 1960 bu léegi mooy la trafic de passeport diplomatique boo xam te dafa nekk en flagrant délit yàgg na fi am on n'en disconvient même pas mais bii cas boo xam te flagrant délit ñëpp di si teg seen bët ñu tudd wàllum passeport diplomatie tey le président Macky Sall si boppam tey moom moo waroon fexeel tout possible ba képp koo xam dafa nekk si entourage képp koo xam parce que moom moo war di délivrer ay passeport diplomatique moom en tant que le chef de l'État parce que diplomatie du lu ñuy caaxaanee léegi suñu diplomatie bu fekkee dañoo dem ba ay nit ay citoyen lambda ñoom ñooy taxaw di ko mën ko trafiquer là y a problème donc loolu ñun waruñu seetaan suñu diplomatie tey mu nekk si mbedd mi ni nga ko seetaan te loolu nañ war nañoo jaral lépp ba yoon def liggéeyam. non on ne peut pas parler de piège parce que nekk na loo xam te ne tey amaana waa ji c'est un homme d'affaires waa ji c'est un dealer moom dealer la ñun ñëpp xam nañ ne que waa ji dealer la léegi nag loolu waxante dëgg quoi yow mënoo di def ay trafic de 6 millions 7 millions 10 millions ba pare doo couvrir sa ginnaaw moo mën a def di nga mën a couvrir sa ginnaaw raison pour laquelle waa ji bu ko filmer tey moom loolu amaana loolu defu ko moom kilifa moom kase parce que man si information yi ma jot a jot waa ji def ko kilifa kase ay homme d'affaires yu bëri yoo xam ne moom day traité ak ñoom képp koo xam ne moom jëflante ak yow ay millions tamit du ay caaxaan dina fexeel tout possible ba ëllëg si biir moom tamit dina am benn loo xam te ni benn pièce à conviction boo xam ne tey fu mu taxaw ne que ta mi ngi ko escroqué parce que tey tamit kilifa mënoon na ko escroc mais waa ji fan lay fu mu dafa mën a taxaw fenn ba wax ba ñu gëm ko ñu Sénégal tey yow soo taxawoon génn ñu ne carrément waa ji génn télé ne waaw man kilifa daf ma escroqué 6 millions di nga ko gëm mais doo ko gëm Sénégal yëpp kenn du ko gëm mais tey bu vidéo yi génnee dinañ ko gëm raison pour laquelle waaye c'est cautionné wu ma nag le fait que muy vidéo
muy enregistré kilifa en son insu cautionné wu ma ko parce que loolu nekk na loo xam te ni amaana bokkul suñu ay valeur nekkul aussi ci éthique waaye tamit quoi qu'on puisse dire nit ki waxuma ki sa xarit ma wax la waxuma ki sa àndoon ma wax la ki nga doon tey moom bu fekkee ne dafa mën a di jëflante ak ay trafiquant comme waa jooju noonu ay dealer moom waroon na si attendre waroon na koo xaar parce que soo demee ba xamanteeg ñoo xam ne ñoo ngi def trafiquer ay passeport diplomatique yow war nga xam ne milieu boobu soo xasee ba nekk il faut s'attendre à tout il faut que nga attendre à ce que ñu lay vidéo il faut que nga attendre à ce que ñu lay enregistrer vocal il faut que tu t'attends à tout raison pour laquelle kilifa lii war ko bett kilifa aussi lii du piège boo xam te ne tey mën nañ jàpp ne état moo ko piège non waa ji dañ ko jàppee ñoom moo ngi si prison depuis le 15 juillet moo ngi prison waa ji ba nii ma wax yéen moo ngi prison parce que dafa war a purger 2 mois léegi nag question bu ñu war a poser véritable question bi mooy que ne vidéo bi fan la jógee parce que man yàgg naa am ay arrestation soo demee foofu waa gendarmerie dañuy récupérer sa téléphone mën nañ ko fiyeete bu ñu ko fiyeetee fekkee gendarmerie ñoo gis vidéo yi jox ko waa Leral c'est possible du ma ne noonu la demee c'est possible gendarmerie mën na jël vidéo yi jox ko waa Leral ñu diffuser ko comme aussi moom pour couvrir ses arrières téléphone am mën na ko jox kenn si biti wala mu ne carrément pour moyen de pression pour que bu duggee si prison pour lu ko gaaw a génne mu mën a négocier li nga xam mooy libération bu ko defee mu vidéo boobu noonu mën a nekk benn pièce boo xam ne tey mën na permettre benn essence pour que ñu mën ko libérer vite fait mën na nekk mais lépp lu si mënti am tamit mooy que ne waa ji si boppam il a fauté kilifa il a fauté du ma si dóor kenn di làq kenn ñoom ñaar ñëpp yoon dafa war a def liggéeyam. waaw si wàllum interdiction si manifestation yi religieux yooyu noonu man damaa jàpp ne gis nga si réew mi ñu toll il faut que tamit ñu qu'on soit sérieux naka lañ war a sérieux si lanka mooy que ne man mënuma comprendre que ñu dem en Europe fi nga xam te ne fa la corona bi lëmbee ñu fay dégg des centaines de milliers de morts ñoom ñu mën a tijji seen ay stade mën a commencer seen ay championnat stade yi mën a fees dell ñun Sénégal gii nga xam ne coronavirus bu ñu ko waxee dañ ko importer nga daan dégg bu ñëwee ba ñun importer corona bi bu ñëwee ba ñun suñu dëkk ñun mën a toog bëgg a toog ñun di interdire suñu ay rassemblement religieux donc là y a problème benn ñaar man dama jàpp ne coronavirus bi moyen de manipulation la si nguur gi manipulation si comment tey dama jàpp ne si dama koy findeel yu si findeel bu leer état du Sénégal tey corona bi da koy def comme arme pour se protéger comment soo xool variant bi mu ñëw Sénégal fekk boobu le président Macky Sall moo ngi doon def ay tournéem xam na ne variant baa ngi fi parce que lui il est l'homme le plus renseigné du Sénégal donc xam na ne corona baa ngi fi xam na ne variant baa ngi fi ba mu ko xamee teewul def na ay tournéem politique am ba mu defee ay tournée politique am ba pare ba opposition bi naree pour def seen ay tournée à l'occurrence su mel ne waa Pastef mais dafa génn daal di variant bi ñu daal di yëkkati kaay tiital askan bi ne waaw léegi corona baa ngi rey ñu commencé tudd ay mort des morts non c'est mort yi sax dañ see taxaw xam fa lañ ci taxawee ba léegi je te parle de la manipulation bi nga xam te moom laa la wax au sein du Covid mooy que ne Sénégal taux de mortalité am soo demee si ANSD 6,6 pour 1000 la si 6,6 pour 1000 yooyu soo dee xool 6,6 la ñuy am de décès sur 1000 habitants soo dee xool buñ ko projeté en une année Sénégal par jour di nga gis Sénégal 280 personnes ñoom ñooy décédé par jour soo ko projeté c'est 6,6 par 1000 6,6 habitants par 1000 6,6 kii par 6,6 pour 1000 nga jël 6,6 personnes ñoom ñooy décédé sur 1000 habitants nga jël par jour 280 personnes ñoom ñoo siy décédé imagine toi 280 personnes yooyu bu ñu si jëlee 30 personnes ñoom ñooy décédé si corona bi yeneen personnes yi fa la ñuy décédé si yeneen maladies yi pourquoi duñ ko communiquer depuis benn ret nit ñaa ngi décédé kenn mënu see communiquer léegi fi ñu toll nii corona bi dañ ko moo tax ma ne su may dikkaati foofu dañ ko jël comme arme boo xam te ne tey moom moo leen di permettre ñu mën ñoom di protéger système bi
naka la ñuy protéger système bi tey corona bi heure bu nekkee seen faveur dañ koy génne indi ay cas tiital askan bi bu ko defee ñu commencé indi ay port de masque obligatoire xam nga interdiction de rassemblement patati patata. prétexte la pour nemmeeku pour créer nemmeeku tur bi benn ñaar xoolal bu baax lu ma la wax vaccin yi ñoo ngi teg pression pour que askan bi ñu vacciné wu dinañ vacciné wu laata Magal Touba dina ñëw bientôt ce sera dans 2 mois je pense Magal Touba bu ñëwee di ngay gis ne cas yi dina wàññeeku fii laa ko waxee fii at 221 cas yi dinañ wàññeeku lan la ñuy wax dañ naan c'est à cause des vaccins dañ naan vaccin yi kat moo tax cas yi wàññeeku dañuy wàññi cas yi ba màggal gi jàll ñu gën a wàññaat cas yi bu màggal bi jàllaatee buñ demee ba si élection yi ñëw ñu yokk cas yi loolu moo fi nekk première vague bi loolu lañ ci gisoon raison pour laquelle ñun tey ñoo war a yeew ñu askanu Sénégal ñu ñoo war a bañ a tomber dans cette manipulation ban manipulation ñu fexe tout possible ba ñun ñu am suñu gëm-gëm delluwaat si yàlla suñu borom ñu gëm ne yàlla moom mooy rey benn ñaar gëm ne feebar yàgg na fee am ñett lépp loo xam ne tey moom la ñuy wax ne corona bi lay bañ yàgg naa ko fee wax mooy que ne nee na lan la ñuy wax mooy que ne ñuy bañ di nuyoo ñuy set saa su nekk feebar yàgg na am yàgg nañu métti ay feebar mais pourquoi corona bi ñëw rek ñu bëgg a fexeel tout possible ba li nga xam mooy suñu diine ñu bëgg ñu koo empêcher pour li nga xam te ne tey moom mooy suñu ay lu ñu tàmmoo dañ def Sénégal léegi sax nit ñi dañuy dawante seeteetoo mbokk kenn dematul fenn loolu lépp nag dañ ko war a jël nag teg ko ci suuf man su ma sañoon tey lépp loo comme ni ko xalifa général des Tidianes waxee woon le président Macky Sall na wax askan bi dëkk benn ñaar ñi nga xam te mooy suñu ay liberté nañ ñu ko wàccee lii lay rasul nañ ñu ko wàccee parce que tey tamit ñun nous sommes les occidentaux ne sont pas méritants que nous pour exprimer notre liberté parce que ñoom mënuñ ñoo gën a libre c'est pas possible variants yi fan lay jóge nañ ko poser cette question parce que tey Sénégal ñetti frontière la am frontière terrestre frontière maritime ak frontière aérien mais tey li ñuy def si xaalis li jëm si wàllum plateau médical bi yëpp nañ ko def si frontière yi fexeel tout possible ba képp kuy dugg Sénégal ñu mën la contrôler rigoureusement ba yow bépp variant buy jugee Europe war a dugg Sénégal ñu mun ko xam ñu mun ko teel a artu ba la dugg si biir réew mi mais tey mënuñu ñëw rek variant bu xam te moo ngi Inde wala France buñ nee te variant baa ngi démb ñu ne variant baa ngi France buñ xëyee variant dugg Sénégal comme tane loolu dafa war a dakk si réew mi suñu réew mi dañoo indépendant ñun suñu réew la donc ñun tey jii li ñu xam te variant yi xam ñu ngi koy tudd si yeneen dëkk yi bu doon Sénégal la xewee benn Sénégal du fi jógee di tukki te tegoo ko fu leen naññ donc raison pour laquelle suñu dëkk bi ñun tam dañ ko war a sécuriser ba variant yi di dugg fii rek comme ndox moo tax ma ne la ba léegi may wax yéen il faut que état du Sénégal wax ñu dëgg benn ñaar ñu bàyyi ñu exprimer suñu ay liberté màggal dina fi am yeneen ak yeneen dina am gàmm nag am na borom am na ko si mën a wax mais man xam naa ne li nga xam te ne tey moom mooy sénégalais li ñuy dund ni tey góob ma ne tey war nañu mën a permettre tey ñu mën a mu war mën a empêcher ñu def suñu benn activité religieuse. waaw man nag loolu noonu sama réponse xam naa ne du gudd man lu ma gëm mooy que un activiste lenn moo war a nekk position am c'est à côté du peuple. Un activiste ne doit pas être partisan warul nekk ci parti opposition wala parti politique te opposition bu nekkul ci yoon xool leen plateau ba mu commencé ba léegi amul leen loo xam te ne mun nga fi dégg sama discours ngeen ne kat advocat ci opposition bi la far wala addo ci nguur gi la far bu nguur gi nekkul ci yoon dama naan nguur gi kat nekkul ci yoon bu waree def yoon deful yoon dama naan nguur gi dafa war a def yoon bu opposition nekkul ci yoon dama naan opposition bi nekkul ci yoon donc raison pour laquelle ñun pour garder suñu neutralité boobu te waruñu fay nekk di am benn péete nit ki nag mun nga gis ne kat Ousmane Sonko amaan na yow kat li ngay xeex xëy na moom moo ngi ci moom comme ni ko Karim di defee mu taxaw daal ne kat man kat Ousmane Sonko mii moom laa àndal loolu nangul nañ ko mais na fexe tout possible aussi ba fu dëgg jotee mu bañ see xool fu fii la bokk wala fay la bokk parce que en général tamit c'est très difficile nga jël benn choix politique ne man kat diw laay àndal ba pare diw moom bu nekkul ci yoon nga mën a taxaw war ko mën a dénoncer
ñi fi déggoon ñëpp ñi nga xam te ne tey jël nañ parti pris si wàllum côté Ousmane Sonko comme ki si mel ni Kilifeu ak ñeneen ñu mel ni ñoom tey ñoom taxawuñu benn yoon di dal si ko Kilifeu parce que dañ naan kat ñoom ñoo bokk ñoo far man nag pour métti loolu raison pour laquelle moo tax man je préfère à ce que ne bu gisuma ne un activiste war na mën a bokk si benn parti politique loolu moom ki bépp activiste je répète bépp activiste bu bokk si benn parti politique nekkutoo activiste partisan mais nag mën nga nekk un sympathisant comme ne ko Karim di defee bokk ànd ak Ousmane Sonko wala nga ànd ak keneen comme am na benn waaye Ilimane Thiam su ma juumul xaw ma Ndiaye Ilimane Ndiaye moom activiste la maa ngi si côté président de la République Macky Sall lu ñu wax mu ñu contrer donc man ñooñu noonu jàppale ma leen comme ay activiste mais damaa jàpp ne ñooñu noonu xëy na ay partisans lañ xam nga waaye képp koo xam te ne tey gis naa ne yaa ngi am benn position mooy lan fexeel tout possible ba yow préoccupation askan wi yaa ngi si taxaw guddi ak bëccëg askan wi ñu amul carte d'identité nga fexeel tout nga kaasa leen nga am seen carte d'identité extrait de naissance comme noonu dëkk yoo xam te amul hôpital te foofu dama ciy taxaw tuuti waa Noto dëkk la boo xam te ne tey dëkk bu am potentiel économique la dëkk la boo xam te ne dëkkul liggéeykaay lañ maa ngi leen di plaider encore une fois pour que dëkk boobu mu am hôpital parce que foo bëgg a faju tey di nga am ay difficulté pour faju foofu noonu dëkk boo xam dëkk baykat la fa laa jógee fa laa nekk dëkk baykat la nit ñi pour ñëpp dañuy bay dëkk boobu amuñu hôpital pendant 2 ans ngi nii amuñu fu ñu fajoo ay clinique ñoo fa nekk léegi nag loolu nag dama bëgg état du Sénégal mu taxaw si parce que maa ngi gis ne ñoo ngi waaj a inauguré ñoo ngi waaj poser première pierre fële si Tivaouane pour mu am beneen hôpital mi 2 hôpital te c'est pas du tout normal si benn département Tivaouane mun a am ñaari hôpital ba pare Noto amul benn hôpital donc loolu dama leen koy plaider encore une fois pour que Noto Guy Jama mën a am hôpital ñun nag loolu mooy suñu taxawaay tey dëkk bu amul hôpital ñu plaider leen ba nga am hôpital dëkk bu amul courant ñu plaider la ba nga amul courant dëkk bu amul ndox ñu plaider la ba nga am ndox mais pas di taxaw di xalamal benn homme politique man de en tout cas man Ardo Gningue je ne vais pas le faire. waaw man loolu ànduma ci parce que tey yow ñi nga xam ne yaa yor seen kàddu mooy askanu Sénégal ñooñal la ki nga xam ne tey sëriñ la ki nga xam ne tey taalibe la ki nga xam ne tey nit ku yiw la surtout sa maam Borom Touba surtout maam Sidi Hadji Malick surtout maam Baye Laye surtout maam Baye Niass ñooñu nga yor seen kàddu donc ñooñu tamit dañ lay seetaan donc ñoom bi ñu lay seetaan di la déglu ñoom dañuy bëgg aussi yow li ngay wax mu nekk loo xam te ni ñoom dafay am benn dañ ci gis seen bopp te buñ ci waree gis seen bopp ñoo waruñu mën a gis seen bopp ci ay saaga musuma def ak live wala ma def leen loo xam te ni damay taxaw di indi ay yenn kàddu yu ñagas di ko jëmale si askan di ko jëmale si benn homme politique du ma ko def waaye nag lépp loo xam ne mooy dëgg moom dinaa ko wax si respect te loolu laay cautionné wu ma benn yoon bépp activiste boo xam ne yaa ngi koy def di saaga wala leen parce que tamit activiste métier bu du métier sax devoir la su ñun te lu noble la mooy que ne ñun li ñuy def dañuy fexe tout possible ba di si jaamu yàlla ba lépp loo xam te ne tey ñoo ngi ay askan parce que xeexal si askan si jaamu yàlla boobu donc lépp loo xam te ne tey askanu Sénégal tey ñoo ngi ci nekk ñu nekk si foo nga leen fu nekk la ma nit di wooye ba Casamance ba Tambacounda fu nekk la ma nit di wooye di ma wax ay problème ay route suñu yoon yi baaxul suñu ay dëkk bi ñun amuñu courant ñun amuñu ndox fu nekk sama WhatsApp bi soo demee message yi mënuma ko lire en pas finir mënuma ko lire su ma xëy su ma ngoon jot pour lire ko du ma pare donc fu nekk la ñu nit di wooye di ñu plaider comme waa Noto yi nu ma leen di plaider nee na nu lay plaider feneen raison pour laquelle man damaa gis ne surtout wàllum foncier bi aussi foncier bi tamit dañu si tudd lu bëri raison pour laquelle ñun tamit revendication yooyu ñuy def góor mu ne tey war nañ mën a jël li nga xam mooy ay kàddu yu ñagas ay kàddu saaga di ko jëmale si askanu Sénégal parce que ñun ñoom la ñuy waxal. suñu taxawaay ci côté boobu mooy que ne fexeel tout possible ba am tànk boo xam te ne tey ku ñu gis comme loolu wax sànq rek ne la un activiste warul am féete démocratie ñu dañ si war a jouer rôle bu am solo bon rôle lañ si war a jouer mooy fexeel tout possible ba yoon sax fi parce que on peut pas parler de démocratie sans li nga xam mooy justice te tey mënoo ne yow da nga bëgg yoon ba pare di am féete di far fenn raison pour laquelle tey man doo ma gis mukk ma taxaw di attaquer gouvernement bi saa su nekk
du ma ko def. Gouvernement bu deful lu mu war a def dama koy naan gouvernement bi kat li nga def waroo koo def te suñ sañoon kat nga defal ñu lii la askan bi soxla. Opposition bi tamit taxawaay bu ñu war a am bu ñu ko taxawewul noonu damay taxaw ne carrément opposition que vous avez failli à votre mission. parce que doo xool depuis 2012 ba léegi opposition bi lépp lu ñu leen teg ñu tegoo ko ba si délai 40 jours yi moo si mujj te ils vont droit vers le mur si échec lañ jëm total. lii man maa leen ko wax fii sur les 557 communes bu ñu demee élection locale le pouvoir va rafler les 500 communes. man maa leen ko wax échec direct lañ jëm parce que soo dee xool rien n'a changé entre 2014 et 2022 rien n'a changé ñi fi nekkoon ñoo fi nekk ba léegi. benn ñaar mécanisme yi ñu doon def pour di noot pour mun di gagner élection yi le pouvoir ba léegi loolu la ñuy def mooy fexe tout ba élection bi ñëwee ñu changer seen ay textes indi seen ay affaires yoo xam ne tey nañ leen permettre ba fexe ba élection yi nekk à leur faveur. donc raison pour laquelle man cautionné ma li nguur gi di def waaye opposition aussi da nga war di opposé wu ni nga war opposé wu fexe tout possible di bañ mais nag fekkee lu ñu la teg nga tegoo ko là bu boobaa yow tamit loo dem nga góobee rek moom ngay gàtt. raison pour laquelle man nekkuma fi di attaque état bi saa su nekk buñ defee lu ñu war a def damay applaudir buñ deful lu ñu war a def damay carrément lii ngeen defa tegal leen ko si yoon te kan ñoo ngi xaar ci yéen ngeen defal ñu lii. opposition buñ taxawaay bu ñu war a am buñ ko amul damay kat opposition seen taxawaay bii kat nekkul lii moo war a nekk seen taxawaay bii ngeen war a am parce que lii la askan bi xaar ci yéen. man nag maa ngi si monde agriculture bi xam nga maa ngi def maraîchage maa ngi nooto fa laay évoluer au passage maa ngi ñi may liggéeyandoo ñëpp si mel ne Ablaye Sy ak si mel ne sama nijaay Sidi si mel ni Nooru Ngom ak ñëpp nga xam te ne tey maa ngi sekk ak ñoom liggéey bi nijaay Masser Giri Mbaye Modou Anta ak Modou Sy Mourasta ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñun ñoo bokk liggéey bi maraîchage dañuy def man nekkuma fi rek saa su nekk comme ni nga gisee sama yeneen naataangoo di ko def di nekk si tali bi wala di nekk si conférence de presse guddee ak bëccëg damay dem liggéey su ma amee benn temps bu ndaw comme ñoo ngi jëm si tamxarit nii ma am benn espace bu tuuti mu ñëw su ma bu amee benn lu ma war a plaidel sama waa dëkk wala su ma amee lu ma gis loo xam ne du yoon si réew mi comme le cas de Kilifeu ak yeneen ak yeneen comme le cas scrutin ni mu demee mu ñëw ko exprimer ko wane si sama désaccord ne carrément lii ànduma ci comme ni ko sénégalais yëpp àndulee comme ni ko ndaw yu bëri di ko méttiwulee ma ñëw wax ko ba ñëpp yëg ko su ma paree damay dem delluwaat sama liggéey bi nag fi ñu toll nii am nañ ci ay jàllankoor parce que kii di maraîchage wax li nga xam mooy jafe-jafe yi am si wàllum agriculture dëgg parce que Sénégal ba ñu commencé def maraîchage ak léegi daanaka yàggul mooy li nga xam moom mooy mbayum noor bi mbay hors saison des pluies loolu day ça demande beaucoup de moyens te tey ñoo ngi koy def mais béykat yi si bëri fi ñu toll nii ñoo ngi si ay difficultés yu bëri parce que mévente bi bëri na yéen a ngi koy dégg si wàllum soble bi prix amatul si mel ne supame bi carotte yeeg kaani poivron bi concombre bi da ngay jaay ba pare da ngay bay ba pare pour nga jaay mu nekk un grand problème parce que état du Sénégal da leen a abandonné sentiruñu benn yoon loxoy état si li nga xam mooy seen ay jumtukaay du si engrais bi du lenn donc ñoom nag fi ñu toll nii ñoo ngi xaar état du Sénégal mu leen di gëstu bu baax a baax te tey je vois mal aussi su mel le président Macky Sall def tournée économique te jaarul nootu parce que quand on parle de l'économie mënoo wax économie ba pare génn si wàllum agriculture raison pour laquelle tey le président Macky Sall dafa war a bàyyi xel bu baax a baax dëkk bi nga xam mooy nootu Tivaouane tamit wax dëgg fa ne yàlla nekk na dëkk boo xam ne tey am na potentiel bu bëree bëri ndax man fa laa dëkk voilà mais bu fi ñu toll nii waxee yéen ñoom dañ leen a jël rek caricature ci li nga xam mooy wàllum aspect religieux te ndaw yaa ngi fa soxla nañ liggéey amuñu leen fenn foo xam te ne tey mën nañ fa liggéey usines yi soo fa demee ñoom amuñu fa accès ndax amuñu benn formation boo xam te école de formation boo xam moo ngi ci dëkk ba tey li nga xam mooy CEPAR centre de formation centre perfectionnement des artisans ruraux bu fa nekk bu doon former ay nit di leen dugal si usines yi su mel ICS MDR yooyu noonu ça ne fonctionne plus dañ ko war a activer waat donc le président Macky Sall ak gouvernement bi lu ñu war a def mooy fexe tout possible ba li nga xam te ni tey moom mooy politique de développement dëgg ñu mën cee taxaw pour que askan bi mën cee gis seen bopp.
xanaa di sant sama waa kër waa Tivaouane sama yaay bi ma jur di ñaanal sama papa di nuyu aussi sama waa kër fële si Noto sama yaay Pala ak sama baay bay si ak sama soxna yu baax yooyu nekk foofu si Noto di leen ziar bu baax a baax di leen sant di leen gërëm waaw di sant sénégalais yëpp aussi di leen jaajëfal bu baax a baax di leen sant aussi yéen waa Actu 221 ci kii bi opportunité bii ngeen ma may pour mën a jàkkaarloog sénégalais di leen jaajëfal encore une fois jërë ngeen jëf.